ñu ci bëri ci ñun soulagement la parce que li ñu dund ak li ñu yaakaaroon ak li ñu woote woon ci ñaari at yi dafa wuute waaye ñu toog muñee ko yàlla te jàppoon ni fi la ñu ngi suñu biir ci biir mun nañu def li tubaab di wax limiter les dégâts mooy fexe ba yàqu bi wàññeeku fi la ñu ngi ci biir it mën nañu fexe ba delloosi xel yi waaye ñu jàppit ni kenn ëppalewuñu ci mbir yi donte ci réew bu am démocratie bu ñu tabbee ki ñu tabb dafa am cëram mu mun a tànn ñeneen ñu muy liggéeyal ñu nangul ko cër googu waaye ëppalewuñu ci mbir mi de buñ ci doon natt defe naa ñi fi toog ñépp mën na am ñu ëppale ko ci walla ñu tolloog moom moo tax ñu toog muñee ko yàlla ak gëm Sénégal bëgg Sénégal ñu nekk ci boobu ba léegi te dog woon nag ni lay andi liy jël kiy jël décision bi pour séparation am du doon ñun ak nu mu métti métti rek ak lu ñu teg rek nañu toog ba su séparation di am du jóge ci ñun parti boobu nag dama ne woon du moo tax ñu woote ndaje bi introduction la woon waaye dama tudd léegi séparation mooy tàqaliko bi foofu lay démarrer sama déclaration bi boo gisee ñu koy def nag mooy yàlla am na lu ñu wéy ci réew mi am Sénégal di teg muy man bii jiite wax kuréel gi yëpp parti bi di Pastef jaadu na lu mel nii bu amee te di événement majeur ñu leeral li Sénégal yi war a xam yem nag ci lee li nit ñi war a xam rek bañ a dugg ci yenn détails yi séparation boobu ajjuma bële mu méngoo nag sama passage Assemblée nationale ci la ma njiitu réew mi yónnee message ne ma su ma amee jot ma jaar seetsi ko à 15h45 boobu maa ngi woon ci yoonu juma bi mu jógee ci jumaa ji def li may def ba pare dem fekki ko pale bi ma yegsee jàmm sante waxtaan parce que ma leeral loolu damay faral di dégg ñu naan problème am na ñu ngay xiiroo ñu ngay ŋaayoo waaye de amaana su ma wonee gannaaw loolu di am waaye président musuma toog ak moom ba mu yëkkati kàddu sax walla mu wax lu fort sama kanam loolu musul am ak lu munti am bu ñu toogee dinañu wax nañ daan waxee teg ko ci tey ak dal musuma dem ba yëkkati kàddu goo xam ne dépassé na ko walla mu wax ak moom nu mu warul waxee ak moom musul toog ba yëkkati kàddu gu ma dépassé xaw ma nag ku wéet lu muy wax ak ay ñoñam waaye loolu sequñu ko musuñu ko seq donc bi ma ñëwee wax na ak man ci dal ak tey jàmm sante waxtaan wax mbirum famille wax mbirum lépp ba daaneel mu ne ma li tax ma woola mooy jàpp naa ni ànd bi dina jafe ñu continuer ko nii ne ne ko ah mu ne ma waaw mu ne ma yu bari yi nga déclaré tey posé na problème dama dugg ci détail nag waaye xam ngeen yan moo posé problème yu bari yi nga déclaré tey posé na problème man jàpp naa ni ànd bi dina jafe ma ne ko président bismillah noo ko gisee rek nañ ko doxalee noonu parce que it wax naa leen ni noonu suñu bopp à plusieurs reprises suñu xel dem na ci su mënoon nekk ñu yewee ko kon loolu daanaka gersu gu dajeeg wokkatu la ma ne ko aywa bismillah noo ko bëggee rek
mu ne ma léegi dañuy doxal ci anam goo xam ne dañuy wax ni ñun ñaar ñoo waxtaan ba déggoo ci mbir mi ni lii moo gën amaana yow mun nga dellu assemblée man ma xool beneen premier ministre ñu liggéey ma ne ko déet mënul demee noonu ndax waxtaanuñu de suñu waxtaanoon ba tënk boobaa su ma génnee dinaa ne ah waxtaan na ak président déggoo nañ ci lii nañ ko doxalee nii bu loolu amul nag yow génnal nga ne man maa limogé Ousmane Sonko nga assumé ko nit da ngay assumé ndax lu mat ñetti yoon dem naa ko seeti am na ci boo xam ne am na seede bi ñu génne élection législative ma ne ko bu dee exécutif bi dafa xat loolu pour ñun ñaar parce que it man maay Ousmane Sonko mënuma ci dara loolu moom yàllaa ko def loolu yàllaa ko def ba sante ko ma ne ko bu dee sama wet sama nekk sa wet ci biir exécutif bi dafa diis ci yow bu dee da nga jàpp ni dama lay muur jant bi nañu waxtaan man ma dem assemblée fii am nañu ko mën a seede Aliou Sall mii mun na ko seede keneen ak keneen ma ne ko nañu waxtaan ma dem assemblée ñu def ko ci anam gu rafet nag ñu ne ñun suñu waa parti ñoo waxtaan ba jàpp ni lii moo gën te fa may nekk ci assemblée dinaa la jàppale ci assemblée bi waaye lu dul assemblée yi dossier boo am bu ñu liggéey ba ngoon nga wooba ma fekk la kër ga ñu waxtaan ci ñu liggéey ñett yoon yi ma ko wax yépp dafa lànk bu tëdd suuf ne ma way du ñu ñëw ba fii mu mel nii danga may bàyyi fii yaa ma fi teg et cetera et cetera ma ne ko y a pas de problème ñu toogaat toog ma gis nii am na ay signaux yu wane ni problème dina am ma delluwaat wax ko kon man pratiquement ci coobareem laa nekkoon foofu primature te def naa fa li ma fa war a def te dinaa ci dellu si kon su ma ñëwee ba dara am mu woo ma waxtaanuñu ci yan condition la ñu war a séparé wu mu bëgg man ma endossé séparation bi génn déclaré ni waxtaan na ak président ba ñu juboo ma ne ko loolu duma ko def li ma ko tegaloon ci jiitu yu ñu wax yépp mooy bu ñu waxtaanee mën nañu waxtaan ba déggoo man ma dem assemblée nga seet premier ministre ci biir parti bi parce que parti majoritaire moo war a am premier ministre ñu xool ni ñuy former gouvernement bi ñu continuer liggéey bi yi jiitu yi ma wax ak moom yépp loolu laa wax ak moom moo tax keroog bi mu ko waxee ma ne ko waxtaanaguñu mu ne ma léegi nu ñuy def ma ne ko ñaar moo mun a am soit ñu waxtaan ba tënk wala nga ba ma dem sama yoon nga assumer limogeage xam nag ndax limogé naa Ousmane Sonko dafa diis ci yow wala mais su dafa diis ci yow nañ toog waxtaan mu ne ma léegi danga may maa ngi dem seeti archevêque bi dama arrêté woon visite bi ba pare ba yëglu bu ma jógee ci archevêque bi tey ci guddi dinaa la woo nga ñëw ñu toog ñu waxtaan moom sax moo ne comme weekend bu gudd lañ jëm lundi Pentecôte dinañu am jot ñu toog ñu waxtaan ma ne ko du yàgg sax bu ñu toogee waxtaan à moins de 24 heures ñu tënk li ñuy tënk defar gouvernement ndax defar gouvernement man jafewu ma def naa ko ñaari yoon te benn musul yàgg te ministre yu baax laa ko andil naa ci dellu si ma ne kon amul problème ma jóg dellu kër ga toog di déglu ba 20h35 mu yónnee ma message ne ma PM je ne pourrai pas tenir la réunion et je compte annoncer la mesure que je vous ai notifiée tout à l'heure mais je serai
disponible demain vers 18 heures ma ne ko je prends acte ma teg ci 15 minutes gis Omar Samba Ba di lire ab décret mu ne alhamdulilah takk samay bagage ñibbi cité kër góor gi ndax namoon naa cité kër góor gi sax donc noonu la mbir yi demee mu toog ñu toog ñaari fan wala xaw ma ñaata fan la ñaar wala ñett mu annoncé premier ministre waxtaanu ci ak man waxtaanu ci kenn ci parti bi amul kum ci waxtaanal fi ñu toogaat tuuti ma woo Daouda Ngom keroog lundi Arafat defe naa lundi Arafat bi ma woo mardi ma woo Daouda Ngom ne ko convoquer tous les ministres sortants du parti à 18 heures ñu waxtaan ci naka la ñuy gérer la suite ba ci yàgg ma ne xam naa ni gars yu bëri bés bi dañ ko woor peut-être dañuy ndogu ma ne ko def ko 20h30 ci diggante bi ministre yu bëri woo ma ne ma ah ñun de dañ ñoo envoyé léegi message non dañ ñoo woo Al Aminou Lo woo nañu le président va vous recevoir ce soir à 20h ñu ne ma qu'est-ce qu'il faut faire may leen bu benn ministre dem wuyu ji ma leen njëkk ne laaj leen ko lu mu leen di doy ñu woo ko laaj ko mu nekk consultation pour un gouvernement may leen bu benn ministre dem parce que fii ñu toll nii tembe président dafa nekk ci booram ñun ñu nekk suñu boor bokkul ak 2024 li ñuy def gouvernement donc su buggee wax ak ñun na jaar ci bunt ba parti mooy dugg gouvernement parti mooy génn gouvernement ku bokk ci parti nit nag mun nga bañ a bokk ci benn parti di ab technocrate comme ñoom Mabou Ba ni ñu leen jëlee woon ñoom Abdourahmane Sarr ñu woo la nga dem mais parti mooy dugg ci gouvernement Abdou Diouf bi mu bëggee Ablaye dugg dafa waxtaan ak Ablaye ba ñu déggoo mu ne ko demal nga defar sa wàll kooku dem defar wàllam ñëw ne ko diw mooy fii diw mooy fii diw mooy fii c'est comme ça que ça marche mais doo toog di woo des militants de parti individuellement te yow parti bi am bureau politique am COMEX am conseil national am président ñooñu ñëpp nga tëb leen di xëcc parce que loolu stratégie rek la c'est une stratégie pour essayer de démanteler Pastef une stratégie pour wane ni man Pastef ku ma fa soxla am la su ma la wonee benn sucette rek ne la benn bonbon ngi da ngay daw ñëw une stratégie pour essayer de montrer que Ousmane Sonko ëppale wu ma ci Pastef te loolu yàgg na ko wax nekk nañu réunion Aliou mi fekke na ko Daouda Ngom keneen ak keneen Birame Souleye mu ne moom moo ëppale ci Pastef ma ne ko président mu ne ma ne ko génnal nga taxaw fii léegi nga woote meeting Pastef Ousmane Sonko ne bokk ci boo amee 100 personnes ma xam ni Pastef amul ma ne ko dara amoo ko ci Pastef boo doon am Pastef da nga koy commencé ci Pastef njaga ñaaw bi nga xam ne mënoo ko gañe kon amoo Pastef donc stratégie la pour essayer de démanteler et d'affaiblir et tout bi ñu nekkee nguur ba léegi toute la trame de la stratégie mooy tabax coalition fii jàpp ni amoon na lu mu téye ci biir Pastef waxtaan ak ñenn ci waa opposition bi pour créer benn affaire bi ñu waxee loolu ñu maintenir suñu réunion ministre yëpp ñëw ma ne Daouda comme affaire bi jàmp na def ko léegi ñu def ko réunion en ligne ñu def réunion en ligne waxtaan suñu waxtaan tënk li ñu tënk ministre yëpp d'accord ni loolu mënul am ñu woo Al Aminou ñoom kenn ku nekk ne ko ñun bañu ñu continuer liggéey jàppale président waaye na waxtaan ak suñu président parti mooy Ousmane Sonko bu waxtaanee ak moom dañ déggoo mu lànk
ne du waxtaan ak man mun lànk ne duñu waxtaan ak te boobu jamono nee na ma ngay def dialogue di waxtaan ak ñoo xam ne joxuñu ko pour mu nekk président mais mu lànk ne du waxtaan ak man ñu ne amul problème comme doo waxtaan ak suñu président nu nit mënuñoo ñëw mu am ay benn yu wuyu ji te benn yooyu ñoo mujj des ak moom ci gouvernement ba benn dinaa ci dellu si ñu dox benn fan ñaari fan ñetti fan mu continuer di woo yeneen ministres yi parce que bi mu njëkkee woote une dizaine la woo mu continuer di woo yeneen ministres yi ñoom ñëpp am la même position ne ko nun daal parti lañu bokk parti bi arrêté na une ligne waxtaanal ak parti bi parce que normalement sax même parti bi bu d'accord dugg ci gouvernement bi parti bi mooy seet ñan lay envoyé ci gouvernement bi normalement noonu woowu ma waxul ak man ba keroog gannaaw bu ma defee benn réunion ak ministre yi man maa jël sama téléphone woo ko parce que dama xam ni yenn yi ñëg la du mbirum kilifa te li ñuy toppatoo mbir mu réew mi la dafa kawe ñu bëri suñu déggee ni dem naa fa dañ naan noo li tax mu fay def bu doon man rek man sama jëmm bopp kenn yéen ñëpp xam ngeen ni ñàkk ma ful la mais dafa am loo xam ne réew mi la dañuy seet luy intérêt réew mi ma jël sama téléphone woo ko ma ne ko yow yaa ngi woo suñuy ministre suñuy militant kenn ku nekk nga koy woo naan ko ñëwal ñoom ne wax nañ la fi nga war a jaar lan moo tee nga wax ak man ma ne ko léegi comme jàpp naa ni problème bi dafa mel ni léegi yow man nga amal problème te man xaw ma lu ma la def ci àdduna waaye jàpp naa ni yow man nga amal problème dafa mel ni gis ma léegi sax problème la ci yow ma ne ko amul problème parti bi du Ousmane Sonko parti bi du parti bu ndaw léegi désigné naa ay ndaw yoo xam ne recevoir leen ngeen waxtaan te kenn ku nekk ci ñoom jaar nga ak moom foo xam ne weesu na mbirum parti ma ne ko désigné ak Birame Souleye Diop Daouda Ngom Aliou Sall ak El Malick Ndiaye recevoir leen nga toog ngeen waxtaan ñoom xam nañu lan la parti bi tënk waxtaan nañ ko ba pare soo leen recevoir di ngeen waxtaan mu ne ñooñ duma leen recevoir parce que respecté wuñu ma dama leen woo ñu bañ ma naxanteeg moom ba mujj gi mu ne ma man duma leen recevoir waaye Al Aminu na leen recevoir ma woo Birame Souleye ne ko wol Al Aminu ngeen dem toog wax ñoom ñu dem toog wax ak Al Aminu wax ak moom ci poñ yi nga xam ne parti bi loolu mooy préoccupation Al Aminu ne leen yenn yi mu ne leen lii mun na demee nii yeneen yi mu ne leen il faut ma wax ak kilifa gi ci ëllëg sa Al Aminu woo Birame Souleye woo El Malick Ndiaye ne leen président nee na dégg na lépp te dina woo Ousmane wax ak moom dégg na lépp te dina woo Ousmane wax ak moom ma ne baax na ñu toog woowu ma ci diggante bi mu commencé waat woo ministre yi ak secrétaire d'État yi mu jotul woon woo ak yeneen membres du parti yoo xam ne nekkuñu woon ci gouvernement bi ne leen ñëw wuyu suma palais daanaka ñooñu ñépp tontu ko benn tontu bi ba mu des